Ngagne Ndiaye. ni ñu ko waxee mbokk yi ci boppu xibaar yi ñu dikk ak yéen ci yaatal gi tàmbale ko ak wàllu njàng mi ak njàngale mi alxames ni ki gannaaw ëllëg yem ak ñaar fan ak juróom ci la ñu fas yéene nag ubbiwaat l'école yi mu ñeel ñi war a amal seen i examen loolu nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci lycée Seydou Nourou Tall ne duñ ci mën a bokk li ko sabab mooy seen école ba dafa amul ndox waxtaan nañ ci ak parents d'élèves yi ba déggoo nañu ci lu ni mel loolu moo tax ñoom ñu jël dogalu bañ a bokk ci ñi nga xam ni dañuy ubbi seen l'école alxames ak jàmm Khalifa Ababacar Mboup moo ci dénk yi kaddu El Hadj Ndiogou Diène ñu déglu ko. bi ñu affaire mbas mi ñëwee bañ dañuy ubbiwaat école yi le deux dafa am comité boo xam ne ci proviseur moo ko jiite enseignants yi nekk ci parents d'élèves yi nekk ci personnel bi nekk comité boobu nag loolu liggéeyam la donc décision bi moom légitime na ñi ko jël ñoo ko war a jël ñu ni gis na ni daal conditions yi gars yi li ñu waxoon moom sax lu bari manqué na dëgg yàlla mais li ci gën a am solo ci kenn mënu koo régler noonu kenn mënu ci gëbb mooy ñàkkum ndox mi te ñàkkum ndox mi nag daan na fa am mais dañu daan wut ay solution woo sapeur yi ñu daan may ndox tous les 15 jours nangam mais loolu xam nga mënta wéy ensuite tey jii situation bi dafa aggravé wu depuis au moins 2 semaines dafa aggravé wu ni mu aggravé wu Dakar la aggravé wu foofu suñu lycée boobu ñu ne nag vraiment ñun suñu responsabilité comité bi vraiment mayu leen ñu wax élèves yi wala personnel bi wala enseignants ñu ñëw ci lycée bi alors que bu ñu soxlaa ndox amuñu ko duñu ko am moo tax ñu dans ce cas là on considère que raison boobu doy na pour que ñu ni jeudi mënuñoo recevoir élèves yi enseignants yi ak ci conditions yi ñu bëgg daal parce que ndox amul ku ndox amul nag mën nga faa indi masque mën nga faa indi gel en loolu yëpp mais ndox moom fu mu amul moo gën a mën a apporter risque que yooyu yëpp moo tax comité bi ñu ko waxee l'association a dit ñun d'accord nañ ci position boobu ñu ngi ciy jàppale école bi mën naa diggante bi nag bu changement amee ya ay xayrul mais vraiment loolu daal pour l'instant nii ñun association bu loolu jàpp ca Mbàkke Bawol lañ jëm foofu ñoom ñi ngi waajal lu jëm ci ubbite gi ci aju ci njàng mi ak njàngale mi daanaka ñoom seen xel dal na suñu naataango Maxema Diop bari na ay daara yoo xam ne dem na nemmekul ñu ko muy ay l'école naka la ñu waajalee ubbite gi ñaar fukki fan ak juróom gi ñu dëgmal reportage ñu teewlu ko. Madame, ça va, vous allez bien? Ça va bien, alhamdoulilah. Vous êtes le directeur de l'école? Oui, le Babacar Diédé. Et vous? Ah, d'accord. Booy dugg ci école élémentaire Serigne Massamba Mbacké yaa ngi jannoo ak bureau directeur bi ñu ngi ko fekk mu ñàkk ba tooy daal di poussière te ab torchon ci loxoom moom sax mu ngay nettoyer ngir waajal dugg si ndongol daara yi. diggante bi fi daa taxoon ba table bàyyi xawoon na poussière ma ñëwoon tey ak femme de charge bi pour ñu dépoussiérer. buntu classe bu nekk ñu ngi fay seen ñu taf fa ay feuilles bu ci nekk di wane élèves yu mu war a dalal. CM2A c'est divisé en 3 salles. A1 A2 A3. foofee nag ci école boobu lépp noppi na bañ nañ sax ba nañ faa teg ab salle d'isolement ngir bu fekkee am na cas suspect ci mbas mile. chaque salle sera une toilette fixe. En cas de pépin, maintenant on a proposé là-bas la salle d'isolement. directeur bi Babacar Dieng duñu xamal ni pare na ngir dalal téeméer ak fukk ak ñaari ndongal daaraam. ñun moom amuñu vraiment benn gàllankoor ndax jotoon nañu lu bon ñetti masque par élève ak ñetti masque par jàngalekat. amoon nañu aussi jumtukaayu raxas loxo jotoon nañu ko. ñu jóge fa utali CM Gaynde Fatma 11h tegal fukki minute ak lu topp principal bi di egsi. Bonjour. Ça va bien? yàpp ci ginnaaw otoom ay matériel yu bari moom itam ngir waajal dugg ci ndongal daara yi. foofee itam lépp noppi na Birama Laax di principal bi moo ñu xamal li ni mel. dalal xelu parents d'élèves pour wax ne vraiment matériel bi ñu waroon jot yëpp jot mesures yi ni ñu ko édicté vraiment noonu lañ koy doxalee lépp yemb na daal. école élémentaire Serigne Massamba Mbacké ak CM Gaynde Fatma ñoom noppi nañ ngir dalal ndongol daara yi ñu ñuy xamal sax le 2 fekkoon nañu noppi ba pare kon toppal gi amul benn njeexital ci ñoom Marema Diop fii ci Mbacké RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. gannaaw njàng mi ci wàllu paj mi la ñuy daal di dikk ak mbas mi tolluwaay gi nga xam ngeen nag fi mu nekk nii lu toll ci juróom-benn junni nit xayma nañu ko ni am nañ jàngoro ji ab lim bu néew moo tee ñu egg ci téeméeri nit yu ci ñàkk seen bakkan leeral yi dañ ciy ànd ak docteur Aloyse Waly Diouf. ci junni ak ñeent fukk ak juróom test yi ñu def. juróom benn fukk ak ñeent ñoo ci positif maanaam juróom fukk ak benn di ay cas contact fukk ak ñett di ay cas communautaire ñu gis leen ci Kër Massar ñaar Pikine benn Mbao ñaar Scat Urbam ñaar Grand Yoff benn Mariste benn Mamel benn Liberté 4 benn Yoff benn Touba benn juróom-ñeent fukk ak ñett
si ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey. ñaar fukk ak ñett si suñu malade yi ñu ngi si suñu service réanimation yi. ñetti malade ñàkk nañ seen bakkan ci Covid bi ci bésu démb lundi 22 juin 2020. ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan. ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wàññi nañu juróom benn junni ak fanweer ak ñeenti cas yu positif. ñeenti junni ak ñeent fukk ak juróom benn wër nañ si juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñàkk si seen bakkan mu des junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci suñu structure hospitalière yi. Ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmonteeg digle yi nga xam ne moom la ñu joxe. ñu des ba tey ci wàllu paj mi dem ca angaar ba ñi nga xam ne ñooy ay docteur yuy faj wàllu mbas mi ñoom nag am nañu leen naqari lool ndax dañoo jàpp ni ay fan a ngi nii daanaka ñu nekk ci grève xiifal ñaari fan yoo xam ne ñi ngi amal grève xiifal kenn faalewu leen te seen i payoor daanaka kenn joxu leen ko seen i ndàmpaay itam naka noonu loolu nag la ñuy xeex bëgg ñu jox leen ko ci nu mu gën a gaawee xam naa jombul dinañ ci ànd ak Awa Mbaye mu gindi ñu ci loolee nga xam ne sax moom la pajkat yooyu wax. seen njaatige di directeur bu ressources humaines ca ministère de la santé tontu na ci nee na ñooñu di wax di médecin traitant yi ñoom amuñu yelleef benn yoon ci ñu fay leen mbaa ñu jox leen ndàmpaay li ko sabab mooy dafa amul dara loo xam ni moo leen lëkkale ak ministère bi du contrat du leneen loolu itam ki nga xam ni mooy Soukandel Diouf indi na ci ay leeral dinañ ci ànd ba tey ak Awa Mbaye kon jàppandi na ñu teewlu kàddu yu Soukandel yi mu tontu médecin traitant ya ca angaar ba. ñun xamuñu mbiru garde rémunéré yooyu nan la demee ndax ñooñu di wax noonu amuñu ak ñun relation de travail officielle c'est-à-dire amuñu benn contrat bu nu lié amul benn note bu jóge ci ñun bu leen di yóbbu ci hôpital boobu kon nan fa demee woon ba di fayeeku ay garde rémunéré wax dëgg yàlla ñun lottu nañ ci xam ko am na ñeneen nag ñoo xam ne ñun ñoo leen defal contrat defal leen ay note yebal leen fa ñu ngay liggéey ñu ngi leen di leen fay motivation mais ñun yemuñu foofu dañ ne même ñooñu xale yooyu nga xam ne ay doctorant lan te wax dëgg yàlla ñu sonn ci mbir mi ci commencement ba nan leen fay motivation bi ñuy fay ñeneen ñi xale yooyu ku ci nekk ci ñoom yaa ngi fayeeku motivation ba ñuy fay ñiy liggéey ci CTE yi mais affaire garde rémunéré yooyu wax dëgg yàlla ñun xamuñu ci lu bëri ndax mosuñoo wax ak ñoom ci loolu mosuñoo bindanteeg ñoom amul benn relation officielle boo xam ne tey mën nañ ko établir suñu diggante ak doctorant yooyu muy ay xale yu jàmbaare yu xam seen liggéey waaye dafa toll ne fi mu toll nii mënuñu defal ñoom contrat ndax amaguñ catégorie socio-professionnelle boo xam ne ñoom bokk nañ ci waaye daal li ñu waroon a mën mooy fay leen motivation yi te waxtu yu may waxee yow motivation yooyu ñu ngi leen koy fay ci anam bi mu gën a rafetee. ñu des ba tey ci wàllu xeex ak jàngoroy coronavirus bi ñi nga xam ni ñooy bàjjenu gox yi ñoom soobu nañ ci boobee xeex bëgg nañu nag amal ci taxawaay bu am solo ba tax na ñi ngi sàkku ci nguur gi tam ñu jàppale leen ci ay masque ak lépp loo xam ni dafa xeetoog wàllu woowee Salimata Aw. yaama badji bàjjenu gox mbaaw gaal. moom moomee bokk ci bàjjenu gox yi mu dëkkee ca mbaaw di ñu xamal ni mi ngi dugal loxoom bu baax ci xeexu mbas mi ak fi yëf yi toll lu ne ku ne moo ci war a nekk. pas plus tard que hier sama buntu kër dama fi doon def sensibilisation di distribuer ay masque sama buntu kër. di wax nit ñi importance masque bi lan la xamal leen que masque bi soluñu ko nii rek pour la forme boo ko solee yaa ngi protéger sa bopp mais yaa ngi protéger ki nga jàkkaar lool di leen xamal aussi que ni tant que ñu ngi raxasu mooy ci taxawaalu ak jegeyoo mën nañoo mucc ci pandémie bi. di joxe ay masque di dugg ci kër yi di waxtaan ak askan yi donte ni nee na amuñu ay moyens yu bëri wante dañoo bëgg rek askan bi xam ni lii di geste barrière yi fokk ñu def ko. parce que ñun ay bàjjanu gox lañ acteur communautaire lañ mais amuñu dara on n'est pas payé on n'est pas salarié ci suñuy dooley bopp ànd ak suñuy moromu bàjjanu gox yi ñu dëkkal la ñuy demee ci population bi pour dàq Covid-19 bi donc dañ dee di def ay petites cotisations di dem ci les bonnes volontés ñi mën a dimbale nit ñi buñ mënee maye masque ñi mën a maye seen tuuti ci seen poche ñu boolante boobu doole wuti ji ay masque bu ñu sañoon daal gouvernement bi jàppale ñu may ñu tuuti doole jëmmal ñu ci xeex bi ñu nekk di xeex. ak cas communautaire yi nga xamante ni lim gi mi ngi jéggi dayoo yaama badjini yaakaar mën naa am. tant que population bi mu ngi nangoo topp les gestes barrières rek on a espoir. bàjjenu gox yi li ñu bëgg rek mooy nguur gi gestu leen donte ni nee nañu li ñuy def bëgg nañ ko loolu wante ak fii xeex bi toll boo amul moyen
yëf yi dafay tagga témbe. maire bu Ndakaaru moom gestu na commune yu bari ci Ndakaaru ndax lu toll ci million ci masque la daal di séddale diggante Yoff Ngor Wakam ak Mermoz Sacré-Cœur cérémonie bañ ko doon jëmmale nag ma nga amee woon ca Yoff dañ ci ànd ak Oumou Kalsoum li toll ni 1 million ci ay masque moom la mairie bu Ndakaaru daal di jël daal di koy jégleel ay gox ci mel ni Yoff Ngor Wakam Mermoz Sacré-Cœur lépp rek ngir xeex jàngoro ji di coronavirus. ngir réussir mission bi nag benn caravane daañu ko amal ci biir gox yi ngir ñaax askan wi ñu xeex ak jàngoro ji nga xam ni moo di Covid 19 Soham Wardini nekk maire bu Dakar. il faut jàngoro ji ñu xeex ak moom ba daan ko ni ñuy waxee il faut ñu daan ko nag doo toog ci kër gi nëbbu ne du ma génn ndax bu ma génnee dañ may wàll il faut ñu ñeme jàngoro ji ni muy reyee nit ñi ñu ñeme xeex ak moom ba rey ko moom ba nga xam ne benn nit dootul feebar ci virus. ci diirub une semaine ñi nga xam ne ñoo di mairie bu Ndakaaru ak ay acteurs daañu dugg ci gox-goxaat yi ngir ñaax nit ñi ñu sàlloog digle yi. adjoint maire bu Yoff di Abdounar Meng ngir rafetlu initiative bi. seetlu nañ ne léegi nit ñi bàyyeekuwaat nit ñi takkatuñu ay masques. tey boo ñëwee damay joxe 1 million de masques pour la ville nga démarré ko fii Yoff amuñu lu rafetlu ko di la ñaanal yàlla li xam ne donc yaa ngi koy def ni yaa ngi am ndam mbas mi yaa ngi fi gaaw a jógee si dëkk bi parce que loolu la ñuy ñaan ñuy ñaanal nit ñi rek les gestes barrières yi xam ne moom la ñuy sant ñu di ko def parce que xam nañ ne feebar bi mu ngi fi ba léegi mais nit ñi bàyyeeku nañ trop temps yi. léegi da ngay romb 50 personnes 20 rek ñooy takk ay masques 30 yi kenn du takk ñuy ñaan nit ñi tamit masques yi xam ne tey moom la madame le maire di joxe ñu utiliser ko jox ko ñi xam ne war nañ ko joxe. ngir xeex jàngoro jii di coronavirus ñi nga xam ne ñoo di waa mairie bu Ndakaaru ak ay acteurs communautaires ak waa Croix-Rouge ñoom ñoo dajaloo doon benn ngir xeex jàngoro jii di coronavirus. gox yi ci mel ni Yoff Ngor Wakam Mermoz Sacré-Cœur ñoom lañu tànnagum ngir jëlee fi feebar bi du mu gën a gaawee. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ajug mag moom déwénati rek ndax ñi nga xam ne ñooy kilifa yu Arabie Saoudite dogal bi ñu jël mooy daanaka du ñu nangu kenn koo xam ne aj si nga ñi nga xam ne nag ñoo fa nekk jombul képp koo xam ne bëgg ngaa tawaaf mbaa nga def leneen ca jamonoy aj ga dinañ la ko mën a nangul loolu nag mbas mi mooy li ko sabab waaye indi na ay jafe-jafe ci ñi nga xam ne dañoo bindu woon ba pare dugal seen i koppar itam te bëggoon a dem aj yi jafe-jafe yi mu indi bokk na ci ñi nga xam ne ñooy opérateurs yi te war a rembourser dana indi ay jafe-jafe ñoom itam ci ñoom waaye nag ñi ngi xool nu ñuy waxtaane ba déggoo ci seen biir Mohamed Ali Mouba lañ ci àndal. voyagistes privés yi ren kon duñu yóbbu kenn Makka ngir mu aji ndaxte Arabie Saoudite kon jël na dogal kenn du jóge ci réewam dem aji foofu fu mu toll nii nag problème bi mooy ndax dañuy rembourser ñi ñu jëloon déjà seen xaalis. Ourey Thiam Préra mooy porte-parole yor communication voyagistes privés yooyu la. loolu aussi dinañ ko discuter au cas par cas mais ñuy dalal xel Sénégal yi ni amul benn dërëm buy réer man par exemple personnellement ñi nga xam ne jotoon nañu versé ci man dama ne leen loolu ñu ngi koy waxtaanee am na ñoo xam ne dañ nañ màkk lañ bëgg a dem donc loolu xam nañ ne am na xaalis bi luñ ci commencé utiliser pour liggéey bi nangu nañ ko fa bàyyi am na ñoo xam ne xëy na soxla tënk na leen soxla nañ seen xaalis mais yooyu yëpp damay wax ne comme que discussion au cas par cas la woon dañ koy gérer au cas par cas mais da dalal xelu ñëpp ni du am benn problème boo xam ne dina jëm kenn du fi dégg coowal xaalis bu soobee yàlla ci aj. chiffre d'affaires voyagistes privés yi bëri na moo tax ren ji dañuy perte lu bëri tourisme religieux bi daanaka dina dugal 38 milliards de francs CFA moo tax ñu ngi ñaan kon nguur gi jàppal leen ci wàllu woole ndaxte Covid 19 bi dafa nasaxal seen liggéey ya ci mois de mars bi délégation générale jotoon na waxtaan ak ñëpp ne bu kenn inscrire gum ndaxte xamuñu woon mbas mi fan la jëm moo taxoon ñu alerté fu mu toll nii kon daanaka voyagistes privés yi la ak seen client ci wàllu remboursement bi. ñu dem ci wàllu yoon ca Tambacounda foofa nag ñetti giraawaal yi mu ñu ngi fa yoo xam ni fi mu nekk nii moom la ñu fas yéene atte ci wàccaay gi la ñu nekk bokk na ci ñett yooyu faat goo xam ni faatoon nañ ko fa commandant Sané ba mu ñàkkoon ca ba faat goo xam ni faatoon nañ ko fa ki nga xam ni mooy commandant Tamsir Sané waaye itam naka noonu boom gu ñu fa boomoon Binta Camara ak it jàmmaarloo yi nga xam ni amoon na fa ci diggante militant yu parti bi du PUR ak waa APR loolee yëpp la ñu fas yéene sumb nag attee ko ca chambre criminelle foofa ca Tambacounda
Moussa Omar Gueye lañ ci àndal ci leeral yi. ëttub attekaayu defkatu njombe yi war a ibbi ci alarba ji ci Tambacounda danañ ci atte lu jëm ci wàllu affaire Bita Camara affaire commandant Tamsir Sané bu brigade gendarmerie bu Koumpentoum ak affaire xeexoo yi nga xam ne doxoon na ci waa PUR ak lenn ci waa APR fii ci Tambacounda mu am ñaari waxambaane yoo xam ne seen bakkan daf ci rot ki nga xam ne moom mooy psychologue conseil bi ñu naan Mamadou Fall nee na lu jëm ci wàllu ëttub attekaayu defkatu njombe yooyu bu ñu ko defee dina teggi yenn lu bëri ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tuumal ak njaboot yi nga xam ne itam dañ cee loru. moo tax ñi ngi rafetlu atte yooyu nga xam ne programmé nañ ko nit ku nekk buñ la loree wala bu fekkee tuumal nañ la am nga droit ñu atte la ba wax fi nga xamante ni foofu la dëgg féetee donc ñi nga xamante ni ñoom ñoo loru dañuy am sentiment wu dañuy vivre benn injustice danañ am yaakaar ni dina leen aider ñu am benn soulagement def ci li ñuy wax psychologie un peu le deuil c'est vrai que du lool rek mooy tax ñu def deuil bi élément la ci boo xamante ni am na solo ci famille yooyu ngay wax am na ci benn pàcc boo xamante ni jot nañ liggéey ak ñoom liñ jotoon nemmeeku ci seen i besoin mooy loolu na yoon def liggéeyam waaw ñu fekkee atte bi mooy li gën ndax su boobaa danañ mën sax ni ba ñuy attee man maa nga fa woon moo tax ñu koy def souvent ay audience publique na ko yoon di doxalee waaye nag ren dafa tombé jamono joo xamante ni jamonoy corona la. kii di procureur de la république bi nekk ci tribunal de grande instance bu Tambacounda di Demba Traoré nee na matukaay yëpp jël nañ ko ba loolu jëm ci wàllu atte bi danañ ko amal ñu jàpp ni gàntal boobu nga xam ni ñiy liggéey ci wàllu bi yoon SYTJUST nuñ koy amal du am benn jeexital ci wàllu ëttub attekaayu defkatu njombe yooyu nga xam ni war na tàmbali ci alarba ji alxames jeex aljuma. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. jërëjëf Moussa Omar Gueye ca Fatick ca Ngayo Xem dëkk bu ñu naan Podam la ñu jëm foofa nag jëkkër ak jabar la ñu fekk ñu tëdd benn Samba Boy daanaka fekk leen faak paakaam ngànnaay gaañ leen ca lañ leen sax jëlee yóbbu leen ca Ñaaxaar ak seen gaañu yu metti gendarmerie nag ubbi nañu enquête ca loolu nga xam ni agression la am foofa ca Ngayo Xem dinañ ci dellu siwaat lu jëm ci Koumpentoum ñoom nag ndaw ña ñoo génnoon doon amal doxub ñaxtu seen doxub ñaxtu bi la ko waral mooy ñàkkum ndox loolu nag kii di Sidi Traoré moom kilifa la ca dëkk ba di ca Koumpentoum doon maire ba li mu xam ne nag mooy lu toll ci téeméeri million état bu Sénégal dugal na ko ci wàllu woowu ngir xeex ak ñàkkum ndox mi ba dootu fa amati ay kàddoom kii di El Hadj Ndiogou Diène moo ko indi. man nanguwuma ànduma ci ñi nga xamee ne dañuy jékki-jékki di def li nga xam ne tagguñu nguur te nguur canaliser leen def ko ci kaw Pacifique mais man mi sama bopp nekk député bi kaas naa ko assemblée nationale ci décembre passé neewoon naa ministre bi na jël précaution mi xamal na leen ne Koumpentoum amul ndox te ndox dafa ñàkk Koumpentoum nit mun na muñ lépp sauf ñàkkum ndox parce que ñaari at ngi nii depuis SOSES jël ndox mi ñu privatiser ko ak léegi Koumpentoum amul ndox donc man ne leen nag état bi def na li mu mën parce que état li mu mën mooy indi infrastructure ñaari forage yu bees ñu ngi Koumpentoum ba léegi ñu ngi fonctionné benn paanu ci yëpp ngi dox mais nag am na défaut canalisation OFOR moo ko war a toppatoo ci fukki weer ak ñaar mënu ci def dara fukki weer ak juróom mënu ci def dara ba léegi ñoo ngi ci problème boobu donc ndox mi du dem population bi duñ naan robinet yi amul ndox donc nit ñi duñu naan donc problème boobu dafa métti mais nag man ànduma ci illégal lépp lu def tegu ci yoon ànduma ci mais dëkk bi quand même mar nañu nit ñi bu ñu maree nag il faut ñu wax ko kaas naa ko te état bi déglu na ma def nañu ko parce que 100 millions yi dégagé 100 millions yooyu mi ngi ci yoon pour mu ñëw mais nag luy xam ne ci banque mondiale la nekk gaawul ñu génne ko tey mu ñëw tey mais am nañu yàqit ne bu soobee yàlla yonent bi ci fan yi néew bu soobee yàlla yonent bi loolu dina réglé wu mu féetoo boor donc mbirum ndox mi Koumpentoum bu soobee yàlla yonent bi état bi mi ngi ci taxaw dina ci taxaw tamit yaakaar naa ne xale yi nañ dal jigéen yi nañ dal population bi nañ dal ñëpp def ndànk xamal ne lépp dinañ ko réglé. ñu dikk ci jàngatu bés bi aju ci génn bi nga xam ni nemmeeku nañ ko fan yëpp kii di njiitu Pastef Ousmane Sonko di ko def mu mel ni nag tolluwaay réew mi yitteel na ko lool ndax lu xew ñaare ñu dégg ko mu yëy yàbbi ca alors nag ñenn ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu communication jàpp nañ ni lu am solo la noonee mu koy doxalee Nafissatou Sylla ñuy gën di seetlu ni Ousmane Sonko tey gën di occupé lii di seen politique bi ndax moom dong nag la ñuy dégg ci kuje politique bi muy addu ci lu bëri ci jamonoy mbas mi waaye bu ñu sukkandikoo ci analyste politique bi di Mamadou Sy Albert Ousmane Sonko tànk yooyee la mës di doxee. moom mu jugaat encore ñëw di bëgg a défendre suuf di bëgg a ànd ak société civile yi nga xam ne ñu ngi xeex pour que gouvernement bi gën a taxaw ci xeexu virus bi muy tërn rek mooy moom dafa bëgg a nekk leader de parti dafa bëgg a nekk aussi comme leader de l'opposition. Guy Maurice Soudiek Dione di enseignant chercheur ci université Gaston Berger bu Saint-Louis stratégie boobee di wax ak askan wi saa su ne dafa doon lu am solo ci wàllum politique. Ousmane Sonko dafa bëgg wane ne ku jege askan wi la li nga xamante ne
ne soxlaay askan bi bëgg-bëgg askan bi tiisu askan bi mi ngi ci taxaw mi ngi nekk seen wet mi ngi leen di gunge rawatina nag bu fekkente ne ñu bari ñi nga xamante ne ñoo nekk ak moom ci kuje gi kenn déggu leen gis ne ñu itamit ne dafay mel ne kuy moytu li nga xam ne mooy ay teesante yu amul solo ci wàllu politique ndax dafa mel ni kon dafa soppi doxalin ci wàllu communication ak pexe nu muy ñoŋale nataalam. doxalin bi ni mel nag du neen bu ñu sukkandikoo ci suñuy analyste. waaw loolu calcul politique la moom xam na ne sénégalais yi li ñu gis doyu leen donc loolu lu mu mën a gagné mooy bataille d'opinion que dina wane sénégalais yi que moom mu ngi défendre seen nekkin mu ngi défendre que pour mu am amélioration. nekkul ne rek bu soxlaa falu ci lay ñëw nemmeeku askan wi xool li askan wi di dund ci wàllu woowu kon gis nañ ne ay baat yu bari la taxawaay boo xam ne bu takku la. Ousmane Sonko nag moom taxawaay bi mu jël gis nañu ni politique sax rek moo ko tax a jóg te ngir loolu nag soxlawul sax daal di jëflanteeg presse bi ndax sóobu na bu baax ci réseaux sociaux yi. ñu dëkk ci 23 juin. 23 juin tey nag am na juróom-ñeenti at daanaka ba ñu ko amalee ak tey ci fàttali mooy bis bi nga xam ni askan wépp réeroon nañu wutali pencum ndaw réew mi di assemblée nationale fekk na président bi fi woon di Abdoulaye Wade amaloon yéene ci am lenn lu muy coppi ci constitution réew mi askan wu bari nag ànduñu ci woon loolu taxoon ñu lànkoon ba mu indi woon sax fitna foofa ca place bu Soweto bari na ay kàngam yu ci ràññee woon meloon na ni maître El Hadji Diouf ràññeeku woon na ca lool Moussa Sy ak kii di Cheikh Bamba Amadou Sabar Ba am na reportage bu mu ci def ci fàttali ñu teewlu ko. Dakar nekkoon ci fitna ñi ngi ci alxamis ñaar fukki fan ak ñett ci weerum juin atum 2011 askan wi yëpp nekkoon ci mbedd mi mer ba fut ay acteurs politiques mouvement citoyen yu ci mel ne Y'en a marre ñoo jiitu woon ci mbir mi ngir xeex li nga xam ne mooy réforme constitution bi nga xam ne Ablaye Wade bëggoon na ko député bi di maître El Hadji Diouf moom it kenn demul woon mu des ci boobu la xeex. koo xam ne mosul woon ànd ci bile projet Moussa Sy nekk jamono ji PCA bu port autonome bu Ndakaaru mi ngi fàttaliku boobile mbir. après professeur Iba Der Thiam maa doon 4e orateur ci laa génn ne damay ñibbi après le commandant de peloton bu nekk ci suuf yoroon intérieur sécurité gendarmerie bu assemblée mu woo ma wax ak man ne ma noonu su ma sañoon doo ñibbi da ngay fexe ñu xool nu ñuy def ba gérer situation bi fii ci laa yéegaatee dem seeti questeur waxtaan ak moom jël ko ñu dem seeti Doudou Wade ak moom ci ascenseur yi ñu jóge foofu dem bureau président à la pause ñu fekk fa Mamadou Seck président fekk fa ministre d'état garde des Sceaux ak Awa Diop questeur mun naa wax ne juróom benn nit ak aide de camp président ñun ñoo joindre palais bi waxtaan ak ñoom ci téléphone président jël Karim moo njëkk a jël jox président waxaat coupé ñëwaat si ñun ñu wax ba ñu d'accord ni dañuy écouter séance bi noonu laa wàccee génne waa assemblée. Farba Senghor moom tamit mënul fàtte li nga xam ne mooy 23 juin ndax ay këram taaloon na ko ci boobe ba tey mi ngi ñaaw lu ni mel. ñi nga xam ne dañuy woote ne organisation des droits de l'homme ak doomu aadama la ñuy sàmm ñoom dañuy farfarloo man nag dafa am ay bandi yoo xam ne ak ay criminel ak ay homme politique yoo xam ne lakk nañu Sénégal ci 23 juin man lakk nañ ci sama ñaari kër ak samay oto ba léegi ñoom ñëpp ñu ngi gëm kenn wax gi dara dama jàpp ne ñoom ay complice lañu. ba askan yoo génnee mer ba fut Ablaye Wade mujjoon dellu ginnaaw ci li nga xam ne mooy boobile projet bi nga xam ne dafa doon amal li nga xam ne ay coppite jëmale ko ci li nga xam ne mooy constitution réew mi soxal élection présidentielle bi. RFM bitim réew. RFM bitim réew xibaar yi bitim réew yi dañ ciy ànd ak Georges Déthié Diop Georges maa ngi dellu nuyu la. maa ngi lay fay Pape Ngagne Ndiaye. kon dañ koy tàmbalee ca Côte d'Ivoire foofu nag Charles Blé Goudé ak kii di Laurent Gbagbo seenub àtte daal yitteel na Fatou Bensouda moom li mu bëgg mooy cour pénal international ñu daal di neenal àtte bi mën koo àttewaat. accusation ba maanaam ñoom waa procureur am nañ ñetti fan ci loole moom Fatou Bensouda ak i équipe am ñoom eggee nañ démb ba léegi ñu ngi eggee démb ba léegi waa cour pénal international li faral ñu bëgg loole bureau bu procureur nag li mu joxoñ baaraamu tuuma moo di lu jaarul yoon ci ëttu attekaay bu njëkk ba maanaam ay vices de procédure Soda Thiam. fanweeri simili képp naka la ay conseillers daal di am ngir daal di défendre démarche googee ñu fas yéene jël bureau procureur bi nag moom la muy ñaawlu moom moo di chambre de première instance am na lu mu luubal ci procédure googule ne magistrat yi gannaaw ba ñu jébbalee seen motivation écrite juróom-benn di weer gannaaw ba ñu waxee ni Laurent Gbagbo ak ministre bi la ñu leen di toppee amuñu ciy preuve loolee jaarut yoon ci fàttali nag fukki fan ak juróom ci weeru janvier atum 2019 juge chambre première instance bi ci la daal di prononcé woon
acquittement wu ancien chef de l'état bu Côte d'Ivoire bi à l'oral waaye nag mu mel ni dogal googule ñu bëri àndoon nañ ci juróom-benn weer gannaaw gi juge yi nag daal di jébbal seen mémoire écrite yi nga xamante ni ci lañ xaatimoon la tax ñu acquitté Laurent Gbagbo ci côté accusation yi nag ñoom dañoo gis ni dogaluk janvier atum 2019 googule juge yi mënuñu woon a am jotu saytu 4600 pièces à conviction yi waaye itam teewlu juróom-ñeenti fukk ak juróom-benn témoignage yi nga xamante ni ñoom nañ leen présenté woon ci ñetti at yi ñu génn kon ci loolee nag dañu jàpp ni loolu am na impact ci résultat final bi maanaam acquittement bi ci côté victime yi naka leen di layal nag moom dafa jàpp ni procédure gi jaarul yoon ci noonee sax daal dinay fàttali xiiroog ngaayoo gi nga xamante ni am na ci diggante ñetti juge yi ba ñu tàmbalee mbir mi ba léegi côté défense gi ñoom it dañu jàpp ni loolu teguwut yoon ne ci diirub ñaari at procureur bi amoon na jot ngir xool lépp teg ci it beddiw ñu benn yoon ay droit wu Laurent Gbagbo ca Niger moom Amnesty International li mu bëgg moo di ñu bàyyi ñetti militants yi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci àq ak yelleefu doomu aadama ay activistes yi nga xamante ne ñu ngi leen teg loxo fukki fan ak juróom ci weeru mars gi ñu weesu ndax ab rassemblement bi nga xamante ne dañ ko bëggoon organiser te amuñ ca woon autorisation ak itam lakk ba marché bi nga xamante ne am na nit ña ca mujjee woon sax ñàkk seeni bakkan tey la ñu def téeméeri fan ci kaso ba loolu nag waa Amnesty International ñaawlu ko kuréel googee bëgg ñu bàyyi leen ci lu gaaw te du am benn condition ñu déglu ci Kiné Fatim Diop ab chargé de programme la ci Amnesty International. pour ñun Amnesty International défenseur des droits humains yooyu nga xamante ne dañuy xeex ak ak yelleefu doomu aadama di xeex lépp lu nekk lu mel ni guerre ci Niger dañ leen war a génne tay jii pour ñun seen place warul nekk prison ñoom li ñu def mooy organiser benn manifestation boo xamante ne ñoom sax jotuñu ko sax def nag takk der yi ñoo ñëw dóor ay bombe ay gaz lacrymogène ba ñetti nit faatu ci waaye ñoom ñu teg ci seen der ñi ni nit yooyu dañoo faatu nag ñoom ñun nag Amnesty International ñoo ngi laaj njiitu Niger ñu bàyyi xoxatal ak tëj bi ñuy def képp kuy xeex ak ki yelleefu doomu aadama manifestation non autorisée la waaye li ñu si jaaxal mooy ñooñu amuñu woon sax temps wu réunir ñi si bëri seen kër nañ leen fekk wala seen bureau arrêté leen donc même si manifestation bi dañ koo tere woon ñoom amuñu jotu sax dem foofu ba ñu xëyee teel takk der yi dañoo taxawoon barricade dëkk bi yëpp te ñenn ñi ndaw ñu mën a réunir ñu dañoo sànni ay bombe lacrymogène ba indi benn tàkk-tàkk ba ñetti nit faatu ci tey nag autorité nigérienne yi li ñu bëgg rek mooy tuumal ñiy xeex ak yelleefu doomu aadama parce que dañoo teg ci seen nodd ne ñoom ñoo tax kooku ñooñu dee ñoom ñoo yàq ay biens publics pour ñun du lu dëgg te li ñuy ñaan autorité nigérienne yi mooy ñu bàyyi immédiatement ñii di xeex ak yelleefu doomu aadama nag seen place du ci kaso. xibaar yi bitim réew yi ca Malawi la ñu jëm ci xibaar yi bitim réew yi foofa nag élection présidentielle yi door nañ ko fa niki tey mu nekk élection yu am solo ci seen taarixu réew. li ko waral moo di at gannaaw bi ñu ne président ba fa ne jamono ji di Peter Mutharika gañe woon na élection boobe waaye dañ ko mujjee woon niilal ndax lu bëri da cee jaarul woon yoon ci wot yooye juge yo foofu jël dogal gu ni mel ne nag dañuy organiser waat beneen i wote Peter Mutharika nekk ca bopp réew ma jamono ji bëgg ñaareelu mandat ki muy jonganteel mu ngi wuyoo Lazarus Chakwera moom nag ab coalition ku jegi lay jiite Malawi nag mooy di ñaareelu dëkk ci Afrique bi nga xamante ne nii lan nañ fa ab élection présidentielle gannaaw Kenya loole mu ngi amoon ci atub 2017. ci États-Unis dugg fa léegi yombatul ndax dañoo gis ni daal mbas mi di Covid-19 bi tax na ba ñu bari ci ñoom amatuñu am xëy looloo tax nag képp koo xam ni bëggati nga visa ngir liggéey fa mu jafe. Donald Trump dafa wéyal li nga xamante ne moo di ni mu bañ di joxe jamono ji ay permis de travail ak ay carte verte maanaam green card foofee nag am fa xëy ni nga ko waxee jafe na ca Canada ak ca États-Unis loolu tax ba ay junni doomu aadama yi jógee ca biti réew ñoom nag. ñoom la mbir mi gën a tar ndax liggéey gi nga xamante ne ñoom dañ ko fa doon am foofee jamono ji Donald Trump nee na da koy jox doomu Amérique yi nga xamante ne amatuñu xëy ndax lii di mbas mi Mamadou Aïcha Ndiaye.
ci réewum Amérique kii di président Donald Trump am loo xam ne lii ndogal la yu mu yëkkati teg ko ci askan wi lu tollook 525 liggéeykat yu war a jóge bitim réew waroon a ñëw te am fa carte verte wala visa de travail dakkal na loolu xañ leen loolu li ko waral nag moo di chômage ba nga xam ne kii métti na lool ci biir Amérique te li ko sookee di Covid-19 liñ ci mën a jàpp rek moo di réewum Amérique nekk na réew moo xam ne bi at mu jot dafay am ñu muy jàppale dimbale leen pour mën a ñëw daan ci seen doole ki doon jokkoo ak yéen fii ci Montréal di Mamadou Aïssa Ndiaye pour rajo Futur Média. kon Pape nga Ndiaye foofee la ñuy yemale xibaaru biti réew. jërëjëf Georges Déthié Diop. RFM rajo askan wi. reportage yu bés bi ñeel wàllu nawet bi ca Ñaaxeen la ñu jëm ca département bu Tivaouane dañ ciy ànd ak Cheikh Anta Diop. ñu doore ko ci Ñaaxeen di ab dëkk bu nekk ci département bu Tivaouane ci diggu tool yi nag ñu gis baykat yi tàmbali na ñii di ruuc ñii di ñàkk tool yi di xaar ñaareelu taw ngir ñu mën a jiw waaye ki nga xamante ne moom mooy Adama Niang yoru kàddu baykat yi nekk fii ci Ñaaxeen nee nañ lu jëm ci wàllu jiw gi ren jii de lépp mat na. jiw bi moom mat na ndax Modou Fall mi ko yore ak Mamor joxe nañu seko Ñaaxeen Mbayeen Nganjuuf Cilmaxa bopp bu ne Ñaaxeen fukki kilo ñett la xooli nañ ko jax na prix bi fanweer ak ñett fanweer ak juróom moo fi am maa ngi dégg ci Sénégal gépp ñu baree amaguñ gerte ñun nag am nañ gerte ba xolli ko foofu moom rafet na moom. waaye nag benn jafe-jafe rek la ñu am moom mooy ay machines yuy jiw ak engrais. matériel agricole bi ñëwul gisuna gunu dara ni muy ñëwee gënalunu ndax bu ñëwee ñu bàyyi ko ci loxo administration bi waaye baykat kay bu fekkee da ngaa di matériel am da ngay seet kuréeli baykat ya nekk ca baykat ya nga jox leen seen matériel mais bu xësee jógee Dakar jaar Tivaouane ñëw Ñaaxeen administration bee ko géré te waruñu koo géré. waaye nag ca Ngaye Mékhé kuréel gi nag ëmb baykat yi nga xamante ne ñu ngi ci diggante Mékhé Koul Médina Dakar ba Meewaan ñoom nee nañ am nañu ay partenaires yoo xamante ne jox nañ leen ba mu doy te daañu ko séddale baykat yi bokk ci kuréel gi Ndiakhate Fall di secrétaire général bu UGPM. su fekkente ne nawet bi am na nu mu demee boo moytuwul coono dina gën a bari ci baykat yi loolu moo tax UGPM jëloon initiative def benn jooyu xol séddoo ko ak partenaire am yi nga farandoom yi nga xam ne ñooy liggéeyandoo may na ñu mën a jàppale téeméer ak fukk ak juróom-ñaari baykat yoo xamante ni dina leen jox jiwu ñebbe jox leen jiwu gerte jox leen jiwu dugub ñebbe ji nag day doon fourrage ak ñebbe melax nga xam ne day gaaw a ñor pour que nit ki su ko jiwee 45 jours mu mën a commencé di ci dund. ci Thiénaba nekk ci département bu Thiès sous préfet bi di Abdou Aziz Mbaye moom nag nemmeeku na am na ay rëq-rëq lu jëm nag ci wàllu joxem njiwu bi ba tax na yenn ci ay opérateurs yi nga xamante ne matalewuñu dañ koo mujj nangu ci ñoom jox ko ñeneen ngir ñu mën a jox baykat yi seeni jiwu RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop jërëjëf ñu dikk ànd ak Anna Rocha ci xibaar yi mbas mi ñu teewlu ko. léegi moom leer na Afrique du Sud daal dina romb limu téeméeri junni nit ñi nga xamante ne amee nañ jàngoro coronavirus ci waxtu yu mujj yi rek daal dinañ enregistré itam lu tollook juróom benn fukki nit ak benn ñoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ndax jàngoro boobule kon ñoom léegi ñu weesu limu ñaari junni nit ñoo xamante ne faatu nañ ndax Covid-19 bi ci kaddu yi nga xamante ne organisation mondiale de la santé daal dina ko yëkkati niki démb daanaka Afrique du Sud moom moo am xaaju infection wu coronavirus bi ci Afrique subsaharienne topp ci Nigéria ak ñaar fukki junni ci ay cas ci ñetteeli place bi Ghana ak fukk ak ñeenti junni ci ay cas. situation baa ngi tàmbalee jaxasoo itam fële ca Madagascar mi nga xamante ne daal dina enregistré fukk ak juróomeeli nit mi nga xamante ne faatu na ndax jàngoro ji am itam lu tollook ñeent fukk ak ñeenti contamination yu bees bu ñu wutali Europe Allemagne daal dina xamle ni niki tey yi dina tàmbaliwaat confinement ci yenn diwaan mi nga xamante ne daal dinañ fa nemmeeku ay cas yu bëri ci benn abattoir maanaam fu ñuy reyee mala yi lu jege junni ak juróomi téeméer ci ay employés yu nekk ci abattoir boobule la ñu daal di testé positif loolee waral sax ñu jël dogal kon tëjaat yenn ci ay bërëb yu ci mel ni café yi ak restaurant yi ba fanweeri fan ci weeru juin gi ñu nekk États-Unis itam mu ngi jànkonteel ay cas yu bees yu doy waar ndax ba fu ñu toll nii ñaar fukki junni cas la ñu doon recensé bés bu nekk léegi nag romb nañ fanweeri junni ci ay cas de contamination bis bu nekk ci fan yi weesu rek njiitu réew ma di Donald Trump gëm na ni États-Unis boo moyul dina romb limu téeméer ak juróom fukki junni ci ay nit ñoo xamante ne dinañ ñàkk seeni bakkan ci mbas mi situation bi ca Brésil mu ngi doy waar
Brésil mi nga xamante ne mooy ñaareel bi réew bi nga xamante ne fa la ñu gën a nemmeeku ay nit ñi ñàkk seeni bakkan ndax jàngoro ji ci bilan bu mujj bi ñu ngi ci juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak ñeenti nit ñi ñàkk seeni bakkan daal di recensé itam lu tolloog 22 junni infection yu bees daanaka nag réew ak diwaan yu bari ñoom ñooy gis ne seen cas ñu ngi yokk loolee waral ñu ragal ne deuxième vague épidémie bi dina am démb altine organisation mondiale de la santé daal dina yëkkati waat ay kàddu di artu njiitu réew yi ngir ñu moytu bu baax a baax ci jamono yi nga xamante ne réew yu bari ñoom ñu ngi woyal seen déconfinement te nag di ubbiwaat seeni frontière bu ñu sukkandikoo ci njiital organisation mondiale de la santé tey jii la ñu war a gën a sàmmonte ak geste barrière yi waaye itam fexe ba ut saafara ci jàngoro ji. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ak seen boutique TTBSF ñoo leen di may li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Financial Times di yéenekaay bu nekk ba Angleterre la fa président Macky Sall xëy wax teere ji ne ci xët mu njëkk l'Observateur ubbil yéenekaay bi coronavirus beeg li muy yàq ci àdduna bi la leen wax ne bu dakkul du jur jàmm ci koom-koomu réew mi wax na leen it li mu xalaat ci yàqu-yàqu yu faux médicaments yi mën a jur ci Afrique bay sàkk moom président Macky Sall ci continent bi ñu jël seeni matuwaay ngir moytu lépp lu duy faux médicament waxi pétrole ak gaz gi ñuy wax ci réew mi njiitu réew mi Macky Sall wax ci retaaru ñaari at yu ci naraam ndax coronavirus bi coronavirus boobee xëy nañu jàng ci Libération ne Sénégal mi ngi léegi ci téeméeri décès yu manqué fukk ak ñeent maanaam juróom-ñett fukki néew ak juróom-benn ndax démb am na yeneen ñaari décès yu yees yu waa ministère de la santé wax source nañu fan yii di ñëw ko yóbbu séntu mu doon semaine bu yéeme ci réew mi ndax démb ñoo ngi ci juróom-ñett fukki cas coronavirus ak ñaar fukki cas garaaw ak benn di cas yoo xam ne seeni borom ña nga Sowétas ak yeneen ñaari décès yu yees coronavirus bi yéene kaay bi dañu fitna dëgg la indi ci réew mi fitna ji ne jasar ci réew mi Vox Populi nee nañu li ko fi indi coowal suuf la li fi am bomb la ne mu di ca Gàddaay di ca Ngor Bambilor ak Kawoon coowal suuf moo fi lëmbe laatir bi nañu dansé mi ngi xeeñ ci réew mi ndax yi ñaxtoo ki xultu yu dul jeex ay manifestation ca Gàddaay ak ci Koumpentoum ñii ñu naan ay militaire invalide seen ñëgg-ñëggi xol di frustration dem na ba jéggi dayo tax ñu génnee ko journal bii di La Tribune nañu ca Gàddaay donte ay dënn jóg nañu fa ba nit ñi di manifester ka def ay grève de la faim terewul am na ay bay defal yàlla yu jóg sel seenu dal ngi dox ci tànki jàmm ak di defal askan weeka dalal seenum xel ci ñooñe yéenekaay bi nee nañu ràññe nañu ci promoteur immobilier bi di Abdoulaye Sow doon nit responsable politique APR ca Kër Massar dem na ci askanu Gàddaay wax ak ñoom waxtaan ak ñoom ba wax ñu ci journal bi ne coow loolee léegi tey mu lijjantiku ndax maître Augustin Tine gise naa collectif gi li ñu leen di ñaan mooy ñu ànd akuk dal bàyyi lépp mu sedd giifal seeni dënn ndax président Macky Sall jot na ci wax ji te léegi tey mu saafara ko source soo mel ne ku naan ko kon na ca gaaw ne fii ñu toll indi bi fu nekk lay folote li ko dalee Gàddaay ba Ngor coowal suuf moo xañ askan wa jàmm la si ne kay nañu jàmm amul woon démb ca Gàddaay bu ne askan yi ba ñu wàccee ca mbedd yee doon manifester ngir bëgg ñu delloo leen seen suuf police yee ñoo doon jàmmaarlo ak ñoom ba gaañ ci ñoom juróom-ñett jàpp fukk ca manifester yi ku tuddi manifester ci réew mi xel dem ci yi fi woon 23 juin 2011 Les Échos nañu tey ji 23 juin 2020 ci la manifestation yooyu di am juróom-ñeenti at waaye seetlu nañu ne ñi sosoon 23 juin fësoon lool ci combat bi tey ji ñoo gas am kan ba mu xóot jël lépp suul ci ne ñu bari ci ñoom dem nañu làngale ji ci làngu nguur gi fàtte histoire boobee Mamadou Mbodj moo ci newoon di ñoti ak doon dabaatal waaye ba mu tàyyee ca la bàyyee keneen ku ñu ca ràññe woon di Alioune Tine njiital Afrikajom Center di ñu wax ci xët mu njëkku la Sénégal ne guddi yi ñu toll M23 bu doon nit a ñu ne takkande rek la dese waaye la ci des yépp dem na yoonam yoon di justice ca la ñuy dem seeti ka fa jógee démb di Cheikh Yérim Seck enquête dina kay nañu ñol yaa ngi gën a tar ci moom Cheikh Yérim Seck tuumay avortement la ñu koy toppe ba taxoon ñu woolu woon ko démb ca gendarmerie fukki waxtu yi lëmm def na ko fa ginnaaw bi ca la ñu ko bàyyi moom Cheikh Yérim Seck mu dellu cekkeen waaye tey ji ci suba war naa delluwaat infirmier bi ñu ne moo doon yàq ëmb bi enquête nañu benn waay la bu sant Sow nee nañu mook Cheikh Yérim Seck ña nga xamante ca kaso bu Cap Manuel ba ñu koy auditionné démb ca gendarmerie bu section recherche bu Colobane moom Cheikh Yérim Seck na mbir ya demee journal L'Observateur xëy na ci dem ba jeex ci passetam ci xët mu njëkku Libération it moom Cheikh Yérim Seck moo ki mbiram ñoo fa nekk tuumay avortement boobee dox diggam ak ndaw si ñu naan Ngóone Thiam Libération mbir mu salte te ñaaw la ko jàppe ba xamal ñu ne ndaw si Ngóone Thiam ñu naan ab mineur la du mineur magam jëmmu la commerçante la bu am ñaar fukkeet ak juróom-ñeent nee na Cheikh Yérim Seck moo ko ëmbal ba nuppi yónnee ko xaalis ne ko na yàq ëmb bi yéenekaay bi nañu waaye Cheikh Yérim Seck waat na wàcc ne ay sos la mësuta ëmbal ndaw si xaalis boobee mu ko yónnee woon da ko doon jàppale ngir mu mën a fay location ma docteur Yaya Sow mi ñu ne moo yàq ëmb bi Libération nee nañu amul way wu rafet ci réew mi casier judiciaire bu taq ripp la yore ñi yore journal Source A tey la ñuy yéemooti ci àdduna ubbil yéenekaay bi ca kokki ñeent fukki dërëm maanaam 200 francs moo tax seen nas ndaw màtt wu jëm ba dagg tuñam yóbbu
Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak seen boutique TTBSF ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mohamed Ndiaye ci yéenekaay yi ñu dikk dal nag ci gis-gis muy ponk bi ñu leen jagleel te muy jeexal xibaari diggu njolloor gi ponk bi nag dañ ko jagleel wàllu économie xam ngeen ni président de la république am na génn bu mu génn ci Financial Times muy yéenekaay boo xam ni ca bitim réew la nekk ci visioconférence nag la amee waxtaan wi ak ñoom wax na njàqarem ci ëllëgu koomu réew mi gannaaw li nga xam ni mooy mbas mi loolu la ñu bëgg waxtaanee ak docteur Alioune Diouf nag expert la ci wàllu économie internationale waaye itam dinañ ci waxtaan ak Thierno Thioune moom itam économiste la jiite lii di centre développement économique ak social bu fekkee jàppandi na monsieur Diouf ñi ngi lay nuyu Alioune. ñu ngi lay nuyu Pape Ngagne. ñi ngi nuyu itam Thierno Thioune ñu ngi lay nuyu professeur. jërëjëf Pape Ngagne maa ngi lay nuyu. jërëjëf ñu tàmbalee waxtaan wi ak Alioune Diouf docteur ndax mbettaange la président de la république wax lu ni mel nit ku ne war ngaa mën a njort ne ëllëgu Covid bi moom faaw mu sooxe ci wàllu koom ci réew yëpp rawatina Sénégal ndax bett na la kàddu yi président yëkkati ci ëllëgu réew mi ci économie am. yaakaaruma mu bett kenn de wax dëgg bettuma. ndaxte Sénégal ak réew yëpp a yem. réew yi am doole ak réew yi tuuteeg réewu tubaab yeeg réew nit ku ñuul yi ñoo ci yam Covid bi moom xam nga koom-koom moom bu kenn demul bu kenn dikkul wax dëgg faaw mu indi ay jafe-jafe kon nag loolu ñëpp d'accord nañ ci que wax dëgg fi ñu toll moom réew yëpp daanu nañu ci wàllu économie en tout cas am nañu ay jafe-jafe yu bari ndax bu avion dawatul bu nit ñi liggéeyatul bu ñu mënul dem ci usines yi bu ñu jëndul bu ñu jaayul loolu yëpp day indi ay loraange. dëgg la docteur ma ñëw ci Thierno Thioune olof nag day wax ni bu sikkim lakkandoo ku njëkk a yuuxu da ngaa ragal ndax kàddu yooyu nga xam ne tukkee na ci président de la république nekkul kàddu yoo xam ni président bu nekk tey mën na ko wax ndax ëllëgu économie réew yëpp sooxee nañu gannaaw mbas mi. jërëjëf Pam Ngagne. waaye dafay fekk nag tamit ne dafa nekk mu nekk président boo xam ne ban réew la réew mu ndóol la. mu dugg dóome. am boo xam ne économie am daanaka li muy jumtukaayoo yëpp ci bitim réew la koy jëlee. te mu xam ne fi nga xam ne tey fa la virus bi gën a amee doole muy Chine ak États-Unis ak Europe ñoo nekkoon ay partenaires commerciaux boo jëlee Chine rek daanaka li ñu fiy dundee téeméer boo jël juróom-benn fukki yi fa lay jógee. président Macky Sall moo yor réew moo xam ni li muy def ci pétrole di ko jëndee di ko toggee courant dana ci fay daanaka junniy milliards dana importer ceeb lu toll si juróomi téeméeri milliards. teg ci aussi nekk économie boo xam ni ay secteur am li ñu naan service yi nga xam ni moo porté te yëpp ay capitaux privés étrangers porté ko mooy indi lu toll si koom gi téeméer boo jël juróom-benn fukk te mu wax ko ci Financial Times ne li ko si gën a métti gën ko si xaw a jaaxal mooy investissement yi nga xam ne entreprise yu mag yooyu waroon nañ ko def ci pétrole tey ragal nañ dana sooxe donc loolu yëpp waral na man gëm naa ni moom sax xanaa xel mu gën a dal sax la waxee jàpp na dinañ perdre 3 points de pourcentage dina indi récession ñun li ñuy woowee ci wàllu économie mais man gëm naa ni bu fekkee ma ñaanuñu ko nag mu dem ci scénario bu pessimiste bi waxuma la récession rek mais dépression la ñuy dem parce qu'en réalité suñuy économie moom ñun amuñu nga ni waxoo récession lan nga wax ba nga baal ma dépression lañ dem dépression xam nga dépression moom mooy gën a garaaw ok loolu laa bëgg a xam la mooy lan quand même waaw dépression nag moo gën a bon récession parce que récession sax lu mu bon contraire croissance la maanaam croissance nag mooy yokkute koom pour mu gën a leer mooy tey li nga amoon benn am lu si tegu dëgg la récession mooy li nga amoon day yées dépression nag mooy daanaka da ngay perte dara dootu fa nekk non seulement day yées mais yées gi day gën a jéggi dayoo. d'accord donc loolooy tax ba tey. bu dee nag vraiment demuñu rapidement nag. ci utiliser nag xam nga am nañ wax naa ko fi sax crise bi man pour man opportunité la pour yenn état yu mel ni ñun. day dëgg la suñu koom amul doole waaye am nañ yoo xam ne amal nañ ko suñu biir yoo xam ne war nañ ko mën a gën a jumtukaayoo yoo xam ne dinañu mën a dimbali. yu ci mel ni.
bul fàtte ni am nañ or ñu ngi si produit lu toll si 4 junni ak ñetti téeméer ak juróom ak ñeent ak ñaat ko juróom-ñetti kilogramme jurul lu dul fukki junni juróomi téeméeri kii milliards ci fiscalité. D'accord nga jël si wàllu lu mel ni wàllu fer am nañ ko. ñu mel ni phosphate am nañ ko. D'accord léegi mel ni agriculture. am na ma jeexal foofu rek. D'accord mel ni agriculture ñu bëri ñu ngi ciy liggéey waaye. participé wu lu bëri ndax valeur ajoutée ak mécanisation bi yokkuñu ko donc yooyu yëpp ay valeur la yoo xam ne war nañ ci gën a. liggéey war ko gën a xool. d'accord docteur Alioune Diouf. dégg nga li nga xam ni xayma na ko yëpp wax na or boo xam ni am nañ ko wax na pétrole boo xam ni wax na ko wax na suma juumul wax na phosphate jombul wax na itam lu jëm ci agriculture waaye loolu ndax li président wax tam nekku ci parce que loolu daanaka ñi nekk bitim réew ñoom ñoo koy exploité te bu fekkente ni sooxe na ci seen wàll est-ce que kon du sooxe itam ci suñu wàll. waaw faaw mu fooxe suñu wàll ndax xam nga koom-koom maanaam da ngay doxee ñaari tànk. maanaam ñun réewu Afrique yi ñun Sénégal daanaka benn tànk la ñuy doxee ndax suñu koom bi suñu or beeg suñu gerte suñu leneen ak leneen lépp li ñu yaakaar rek mooy yóbbu ko bitim réew. alors que réew yëpp dañ koy transformer. xam nga tey maanaam boo xoolee wàllu même ceeb. daanaka ñun te boo ko transformé wul keneen da koy transformé du mu ñëwaat ci yow. waaw voilà boo ko ceeb ñun ceeb bu daanaka ceeb bi ñuy lekk ceeb bi jóge bitim réew la te ceeb boobu duñ ko daan duñ ko teg droit de douane duñ ko teg droit fiscal duñ ko teg TVA droit de douane bi 10% la te waroon na mën a nekk sax ba 30 wala 35% kon. ceeb bi jóge bitim réew day gën a yomb ceeb bi nga xam ne moom la ñuy bay fii. dëgg la moo tax réew moom sa koom-koom. fexeel ba li nga xam ni mooy sa doole yow nga transformé ko di ko jaay bitim réew. waaye bul ko yónnee bitim réew muy dikkaat ci produit manufacturé ngay obligé di ko importer. maanaam soo seetloo crise bi lu tax muy gën a garaaw pour ñun. mooy li suñu économie nekk maanaam économie boo xam ne daanaka ci bitim réew. la dépendre économie boo xam ne day jéggaani rek. loolu nag mooy faiblesse suñu économie loolu boobu ba Sénégal nekk Sénégal ba léegi ñu ngi wéy ci côté boobu te loolu war na dakk. loolu war nañ ko changer. kon monsieur Diouf Alioune li professeur Thioune wax ni opportunité la mais nag dañ ko saisirul kon loolu nga bëgg a wax wala am ngeen ci wute jombul. xam nga am na borom xam-xam yu bari. yu nekk ci Sénégal yu yàgg wax lu mel noonu ku mel ni Cheikh Anta Diop. donc loolu lu ñu waroon a def la depuis boobaag léegi kon nag tey bu liy amee waruñoo bett. parce que suñu économie amul doole jooju pour mën a résister ci choc bi am. loolu moo tax ma ni. li ñu waroon a def dañ ko deful. d'accord mu metti tey. d'accord léegi kon nag léegi war nañu jublu ci lu. war nañu jublu ci loolu. d'accord professeur Thioune. yow yaa njëkk a junj ni Covid bi nekk na opportunité xëy na loolu nga bëggoon wax mooy li nga xam ne moom la jombul moom la Alioune Diouf abordé ci transformation ni ñu ko waroon a defee bu ñu ko defoon xëy na jafe-jafe yi ñuy am duñ ko am ci suñu matière première yi ak li nga xam ne mooy suñu ressources minières yi wala yeneen ressources yi. waaw mu dëgg la Pam Gagne def naa sax de point de vue plus global. dañoo war a mettre en place li ñu naan industrialisation Pam Gagne. yaa ñëpp xam nañ ni ngaay dañ fay defar ay dàll. dëgg la teewul Chine dañ fay importer ay dàll yu nga xam ne tey bu tabaski jotee wala korité suñu mbokk yi ñëpp si la ñuy daw dem. te pourtant dàllu ngaay yi ñoo gën a dëgër. tout à fait boobu der la cuir la te yële ay produits dérivés la. lan la ñu ëppalee rek muy gën a yomb mooy ñoom dañoo jàngal ñi koy defar maanaam formation. ay université de métier man yàlla dafa dogal ma am chance dem fa gis ko dem ki développé seen dëkk ñu koy wax Justin Lee nga xam ne moo nekk vice président banque mondiale moo def programme boobu def ay cluster si yooyu lañ war a dem yooyu mooy opportunité tey Chine mën na tëju ay at du soxla kenn parce que jàngal na population bi ñuy yoo xam ne mën na ko jëmtukaay ba pare di jaay si monde bi. jàpp naa ni tey ngaay bu ñu defoon formation defal leen accès financement. tëj nag def préférence ci wàllu dàll gis nga économie boo xamee sa néew du doole da ngay ñàkk dañ ngay def li ñu naan protectionnisme doo def protectionnisme totalement doo protéger say industries totalement mais dafa am ay yoo xam ni entreprise publique moo ko war a yor ba pare nga protéger yenn secteurs yi nga xam ni ay secteurs vitaux la def naa yooyu rek moo tax ba jàpp naa ni tey choc bu mel ni bu ñëwee rek ñun dañuy nekk ñi nga xam ni la ñuy gën a laal moo tax président xam na ko bu baax
ba tax na moo tax mu teel koo wax ci kaw njëkk a génn sax te bii mu gën a cohérent mooy dafa nañ ñu baal bor bi pour ñu mën a lebaat pour mën a def leneen mais teg na si nee na buñ ñu jàppalewul non seulement duñu am croissance mais dañuy am récession. D'accord. Donc loolu tax ba muy woote rek woote la yoo xam ne tey bailleurs de fonds yi la koy mais li si am solo rek mooy bailleurs de fonds yooyu ñoom ñoo gën a njëkk a nekk si problème que ñun. D'accord kon docteur Alioune Diouf kon fi mu nekk nii moom waxi croissance moom kenn waxatu ko fu ñuy waxee récession moom kenn waxatu fa waxi croissance mën nañoo jàpp ni croissance bi ñu doon am mu toll ci xanaa ay juróom benn jege juróom ñaar loolu moom dabaat ko dina jafe lool. waaw dina jafe trop waaye mën nañ koo def li wóor ba wóor mooy nañu jàpp ne économie moom dafa laaj liggéey économie dafa laaj tamit gis-gis ni ñu ko waxee amul benn réew ci àddina bi boo xam ne am nga koom bu dëgër te ñagoo sa réew te aaroo sa réew liñ naan xam nga gone danga koy aar ba du dem ci safara réew tamit économie tamit noonu la mënoo tabax ay usines yu bees nga bëgg na leen yéen ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci réewu taax yu développé yi yéenay dem ci benn yéenay bokk terrain de football dëgg la te loolu mënul nekk waaw day nekk volonté nag day nekk loo xam da nga koy bëgg maanaam bari na loo xam ne mën nañ koo defaree fii ci réew mi mais ñu ngi koy jële bitim réew d'accord te suñu koom-koom économie moom li nga mën a defar mooy li nga am dëgg la économie boo bëggee mu dëgër da nga koy wéer ci say doole dëgg la fi nga am doole maanaam jërëjëf tey soo xoolee jën yi géej gi am nañu ko kon nañu xoolaat nañuy def ba géej gi lépp lu ci nekk ñu mën ko di transformer di ko yóbbu nag ci biir réew mi ak di ko yóbbu bitim réew mais aussi nañu xam ne ñun économie bu ndaw la ñu am kon nañu jublu aussi ci lëkkaloo ak réew yi ñu wër réewu Afrique yi ñu wër d'accord kon loolu mënta ñàkk d'accord merci beaucoup fokk ñu ànd nekk d'accord merci beaucoup jërëjëf bëggoon naa dellu siwaat ak Thierno Thioune maa ngi jégglu waxtu bi moo ma dàpp ñu gërëm la sant la bu baax ak professeur Thioune kon plutôt professeur Thierno Thioune nekk kilifa ci centre bu développement économique ak social docteur Alioune Diouf nekk expert ci économie internationale moom itam ñu ngi koy gërëm kon mbokk yi mu nekkoon xibaar yi diggu njolloor gi ak rajo Futur Média Abdoulaye Diop mu nekkoon ci xarala gi ñu leen di jox daje incha allah ci beneen jotaayu xibaar bu ci yàlla andee jërë ngeen jëf.